yu niroo ay waaye yéen ñaan ñi sonal ngeen damay dem tour HLM ndax tour boo xam ne yàgg na boobu samay copine yoo xam ne ñoo yarondoo HLM man ci secrétaire yi laa bokk bala maa ñëw presque 20h 21h ndax dañuy joxe xaalisu jàmbur yi waaye du reer tànk ñëwum soo waxee mu ne tibb leen maak Lisa bu ñu ñëwee ñu bokk xale yi ne ko waa kooku ñëwagul nga ki mu ne allo Lisa foo nekk ma ne ko maa ngi ñëw mu ne reeraguma wallaahi tànk yegsiwuma duñu reer ba xale yi di ko tooj naan ki yéen ñaar xaw ma nobante la xaw ma lan la mooy li ma la wax rek dama wéet baab wéet naa ndax moom laa daan waxtaanal te naa la moo nekkoon sama confident ma nekk ko confidentam ñun ñaar dañuy toog ku ci am looy wax nga ñëw laaj sa morom ni ko lii ak lii su dee lu baax la mu ne ma demal su dee lu bon mu ne ma def lii sa bul def lii ak lii actuellement kan moo ma koy defalati gisuma ko moo tax man la dama wéet naa torop bu ma toogee rek ba sama xel dem ci moom rek wala ma xool photoom rek duma bëgg a jooy nag ndax xale yee tax bugguma sax bu may jooy ñu gis ne damay jooy damay dugg sama néeg jooy li may jooy génn naa te xam ne suñu boroom rek a sañ lii min def sañu ko de suñu boroom mi ñu ko joxoon moom rek a sañ lii moom rek kooku ayo ma Amadou Dey te am na tina amaya ta jeg solo it yam Amadou Dey dakito ha jeg na yirmanga a jeg are dakito ha yo'nona kan sate fe lay karam yam ref kena mar pam ko so ref kena may so ba yo'no sa hosa Amadou Dey dakito ha bugna o kino jahid anga bo jofto Amadou te dahin Amadou dafa kino andona it no saha cangna elo ke kete dimle a wax deg a dimle a teno ɓees a dimle a o ɓees o andona it jangir affaire jir to a waag ale faap maxey jala nda den njamut engagement a waad no ɓengaga ba kida ka mbut kon Amadou andam caaku togu gannaaw gidman to sante an to roga yirmina wasanen asine de masamen roga tekkara den yokna men a njiriñoxin no ñoowden fama disona it a mosa lool a mosoda mos xa tuma reɗ bo a ngaranga meke siyare sax o texe beñe fen te ɓisida il faut que te jeg ka te fiyana ma dimen sabu yam de dem fa nduur kon ande a mosa trop to content ten it dan roga yirmina wasanen maga moƴanin nata ɓanda ya bay gon le namo mi Maguette Sall na en Maguette est ce que aga la intig no ñëw Amadou Ndour ha layte no ndik de bo laya dara koy han heɗanin rogo yala yirminta jegali amin maga moƴanin meke langa but foten kute ñakka maga heɗan ref bakade ke late no ndiko ñutuna ref mayer yam Amadou adna fop a ref refe mar fa ko soom faxuma day adna fop a ref adna fop a ref ke moƴanma damit a refa Cheikh Tidiane fayemi Cheikh Tidiane rasta o xooxum mbete naag nem te ret ma a xes nges rek a ret maaga a jeg ka te ñaap kina maaga yaaga eta ret te jagani mbete boy te numtoxa a ɓis rasta te leyne andirom wo ando te mi yo ɓi Maguette Sall fa Abdou Aziz te leyne xa'a tamanam sake fay an uma e refirande fe refe e waga ndimiram e reti te reta te watin temed a coɗin ndax xaru terut ndax anda anti ndax nama fi'u te ɓeer mena ndusa te a rusnoxit temed fa naga bete xac fa te xolna ba jega semaine te numto xanida Amadou Ndour ya te fadida rek te leyne sar Cheikh Tidiane ten nam te leyne na fiyo koy te mene a dalo fajanin ajo ka jam to xate te dalo fajanin kaga bete tak yaga gidimta a def Amadou Ndour bo xaye gis nga fête de mère sam de Amadou ma ko yónnee woon fête de mère bu nekk mu yónnee ma nag yal na ko yàlla yërëm ka yal na ko yàlla yërëm amin yal na suuf oyof ca kawam ku baax la ku baax a baax la waxtu ma daan toog fii Maguette Gueye mii sama doom seede na ma dama koy wax Amadou mu naa man ko lëri garaaw su Maguette Gueye di ñëw xaalis bu bare la koy jox bon nag man daal baax na daal
dëgg la woon moo ma gënal ndey li sa mii ma mu jur aw doo ma ko gënal ndax ku baaxoon na ci man baaxoon na trop ci man ma dugg ci loolu ma lay toog amanda nabi kampo ko jigéen ma yang kimu ni na mimi mata ko ay iga cha ko ka wa ko sede am nde bano ko ma ya de bano ko ten sa ko nda yer madaka an ama du yam no no ko sare de yo ne ko ya ni bano nga ten ta mo anda ama ate gam ni ko ten den ko wala déplacement ci yéeg na fa amatul wala contact ci yéeg na fa ten taw bo mu ñu mel am te gam la ne yenn say di tan yenn say njëg soxla so internet wala été ni na ko ya téléphone ni joko pakit sax inde ko mo mi nen wa kumpa orna inda wala la téléphone do inda wala anan to saati be ke ligi kino hana nyowa men khay to amadu mo tiye no man pa ko ay e ende ba don ko niki ande ni feri eti jam ko dal ka ne din e université nanam na dem jam bi et na ci ko ko bay am ni te jangana den no afiya na den adam ta den bolen waga yoppe pasu jam su do hande bigini yoppe def activité lakas yami amon ten soso anyabal ete jaake logement c'est une affaire bo meke inen daxal ubay mu wone ke bo nekk te sutwa na adna fi yami ka ga som tam ubay ko sutote wala hede te jir bo wagate amadou ndour mama taw bo jigi étage ngare da nga kete jalla so de kete amadou ndour ali ma len pin kam Sénégal tay wala kam naka na ci la ke mine amadou jalle ka tar ndax ato la ke mine ki nu jek na soxla ki nu jek na amadou fi no da tro ke kete fi yakam sa ka ziar fe ki xay amadou ndour tam te parce que ten fi mine yi la ba fi mine yi la mine ane diga ni me mine fo ka ngara ko ka tora e ter xam su ziar ni gënu ay mu def na fi na golé ziar amadou ndour amadou ndour jigi carte ñowé na fi jeunesse association ki mal sulu xay amadou ndour taw be ñi ko parce que joti maga te ni are fan ngor ke den ka da su te na te su allo ci ñanta su jige école te xa te go ne te na ke ci bo su su jige école xay école fa ga dina nak ko kon ki def na amadou ci ñu lay ko sa te dino indam andame amadou muy soña ni a jël ñu ci te batte mo man de bégal na ma sagal na ma bon nag yal na ko yàlla sagal gis nga fête de mère sam de amadou ma ko yónnee woon fête de mère bu nekk mu yónnee ma bon nag yal na ko yàlla yërëm ka yal na ko yàlla yërëm yal na suuf oyof ca kawam ku baax la ku baax a baax la waxtu ma daan toog fii Maguette Gueye mii sama doom seede na ma dama koy wax Amadou mu naa man ko lëri garaaw su Maguette Gueye di ñëw xaalis bu bari la koy jox bon nag man daal baax na daal dëgg la woon moo ma gënal ndey li sa mii ma mu jur aw doo ma ko gënal ndax ku baaxoon na ci man baaxoon na trop ci man dinañ jafe sax ma wax si moom jamono bii ma toll mais papa la papa ju baax papa bu yërëm njaboot papa boo xam ne moo gën si papa yi papa boo xam ne dafa sosoon si man sama xarit la woon sama lépp la woon mën naa wax kooku madam bàyyi ñëpp bàyyi jëriñ bàyyi ñëpp la woon amul koo xam ne dina ko gis wala nga dégg ko xam te newoo sama papa la wala sama mag la
ñëpp la njabootee woon daf ñu féete woon fépp nekkoon suñu xarit nag suñu confident lépp lu ñu bëggoon suba ba ngoon jot mi ngi si dafa mënuma wax si moom may wax si moom sama xol dafay tooy dafa sësoon si man rek xanaa di ko ñaanal rek yàlla xare ko àjjana ya gën a kawe. kooku moom à l'unanimité ñëpp loolu la ñuy wax man mën naa koo seede parce que aussi bul fàtte ne Amadou fa mu jóge di mar foofu Amadou dafa dugulal dañ ko yar am na ay valeurs yoo xam moom la ñu def ci moom yoo xam ne quand même kuy xam àjjana lay doon ay nijaayam ay maam yar nañ ko ay mbokkam yi mu nekkal aussi di ay nawleem ak moromam aussi dañoo xam dara boo ko xale bu ci seen biir waxtaan sax da nga xam ne ñii dafa am éducation bu ñu leen jox avant ñu ñëw Dakar loolu yóbbu leen daal donc il avait le sens du partage le sens de réconcilier des gens un conciliateur dans la famille bon donc comme ni ñu ma mën a waxee rek pour terminer rek quoi c'est une grosse perte pour toute la famille et pour tous les gens qui le connaissaient. sama papa sama xarit sama confident sama lépp yàlla dafa def ni sama papa mënuma wax ci moom parce que su may wax ci moom damay émotionné wu parce que c'était pas seulement mon père c'était un ami un confident sama papa sama lépp la woon tey na dama ñàkk papa ñàkk xarit ñàkk lépp ma koy ñaanal nag suñu borom fi mu nekk yal na ko gënal fi mu jóge yal na àjjana fi daw si doon dëkkuwaayam. Ce que je peux dire, c'était un père exceptionnel. Vraiment, wax ci moom duma yóbbu saa yi may wax ci moom damay émotionné wu je me sens tellement seul parce que kan laay toogati fu may amatee naqar fu ma koy waxee c'était le meilleur des pères loolu rek laa mënoon wax maa ngi jéggalu nag xëy na wax yomb ma mënuma wax mais daal lépp li ma mën a wax mooy papa la woon boo xamante ni c'était un père formidable dans tous les sens vraiment. 1974 man ak ñoom Tafa ñoom Modène Pierre di nekk si oto bi ñoom Kara ñoom ñëpp ñoo defaloon daal suñu enfance daal maanaam. waaw. loo ñu mun a xamal nag ci Moussa Ndour loo xamante ne dara mun nga ko rappeler ci seen dund yéen ñaar wala ci loo xam ne daal gis nga ko ci lu mu def ci àdduna bi. loolu su ma ko bëggoon a wax ñu fi jógee tey. dafay bari lool chaque jour nga jàng ci moom dara chaque jour nga jàng ci moom dara bi ma mujjee bi ma mën a wax daal mooy bi mujjee ci mujjanteelu dundam parce que man mi maa ko daan yóbbu muy def dialyse chaque fois bu ma ko yóbbu muy def dialyse gars yi doon liggéey ak moom lu mu sonn bu duggee sotti ba pare dama ko gis muy di kot yi di làmbatu di def nii si laa ko ne mais sa waay looy seet si la ma ne dafa am lu mu bëgg a jox gars yi man ko yow gars yi loolu daal xam naa ko si moom parce que dafa yéwén. soxnaam Ndeye Lissa Guèye ak sama soxna seen kër yi ñoo dend. yaay Ndeye Lissa xaritu sama yaay jabar la. sama soxna moo tax man ma xam Amadou Ndour. 1986 dinañ xamante muy ku baax ku laadir lu mu am bokk ko nit ñi mais dafa am lu ma gën a marqué ci moom sama waajur génn na àdduna mu ñëw fekk ma fi ma taxaw mu ne ma kaay dama laa soxla dindi 100 000 francs jox ma ne ma sama oto ngi nii. Amadou Ndour comme ni la ko As Ndoye waxee léegi ñun ñëpp dañoo bokk la ci HLM dans les années 1974 ñu nekk fa ay jeunes booloo nekk benn nekk ay xarit ay inséparables boobu ba léegi nag on ne s'est pas séparé nekk nit nekk ñoo xam ne comme ay mag ak rak à un moment donné man jóge naa fi nekk Casamance moom mu nekk fii mais mosuñu ñàkk déggoo benn yoon Amadou kenn mënul wax ci moom ba mu jeex il est incommensurable
il est d'une dimension incommensurable loo wax rek bàyyi nga man suma xarit la suma gan wàll la suma lépp la du ma woowee sax sama tur ma itam du ma ko woowee turam kóot la ñuy waxante kóot tur boobu sax moo law ba ca doomam njabootam yëpp kóot lañ koy wax kóot boobu ci man la jóge kon xam nga ni sorente nañu maag moom Amadou sama taaw moom laa ko tuddee sama taaw sama doom bi njëkk il a 33 ans maintenant ou 34 ans Amadou Ndour laa ko tuddee maag moom sori nañ sori boo xam ne mënuma la expliquer sax lu mais lenn rek laa mën a jàpp ci moom mbaax gi mu baax man mosuma gis nit ku mel noonu ci àddina mosuma ko gis honnêtement Amadou di nga ko tooñ boo xam ne kenn mu lox man dañ daan toog ba man dama koy mere parce que saa yu ma ñëwaan këram dañuy toog ba 2 heures du matin minuit ñëpp tëddi maag moom kott ñooy des ci kër gi di waxtaan la ma xam bare na waaye leen rek laay wax yàlla na ko yàlla feexal yàlla na yàlla aar njaboot ak village ba ku fonk Amadou ku fonk séeréer la xeetu séeréer Amadou ku fonk xeetu séeréer la fu mu romb booy jaay nga ne ko naa fi muy la mexe men jeex na loo doon jaay yëpp bu yore xaalis ci posam lépp lay jënd bàyyi la nga def kooku non man ni mu meloon man mosuma gis nit noble la woon noble dans le vrai sens du mot kenn rek moo ko mën a fay yàlla rek noble Amadou noble man vraiment am naa lu ma métti trop am naa lu ma naqari waaye nag bu yàlla soxlaa kenn mënu ci dara yàlla na yàlla aar njabootam yàlla na ko yàlla taxawul village am bi nga xam ne dafa amoon ay projet yu mag a bëggoon village am keroog bi ñu demee ci jàng yi mag aske ñu ngi ne jàng yaa ngi màgg na tey gis nañ fi gars yi ñaa ngi jaay nit ñi ñaa ngi gën a bari yàlla na gën a jëm kanam yàlla Amadou li mu doon xalaat li mu yéene woon mar weesu foofu kon maa ngi nuyu waa mar yëpp di leen ne ñun itam léegi ñun waa mar lañu comme que Amadou nekk fi ñun ñoo fi nekk léegi waaw di gërëm xal na yoon bi pour ñi nga xam ne won na yoon bi ñi nga xam ne ñoo dëkk mar wan na leen ni lii ku ci nekk boo béyee sa waar boo béyee ci sa kër kër gi rafet kër gi jëm kanam donc waa mar yi les jeunes surtout les jeunes nañu jàppoo déggoo comme moom ni mu leen ko wone parce que daf leen ko won dafa wone ni yoon bi nii la jàppante àndandoo déggoo bu ko waa mar yi defee wóor na yàlla ak ni ma ko xalaatee woon ak ni ma ko bëggee woon mar dana jëm kanam kooku lu ma leer la. lu waay am bokk ak sama nañu jàppoo rek nañu jàppoo mar nañu jàppoo il avait beaucoup de projets ndeysaan pour mar hôtel sax et tout ça là dañ daan toog di ci waxtaan mais yàlla def na moom fekkewu ko may ñaan waa mar loolu lépp nga xam ne mu ngi ko doon mbébét mu ngi ko bëggoon na ci xolam ñu jàppoo déggoo ba mën a taxawal loola fa mu ne ca àjjana man wóor na ma fa mu ne ca àjjana xol bi sedd loolu rek laay ñaan waa mar nañu jàppoo déggoo àndandoo loolu la Amadou bëggoon loolu la leen yéene woon lu baax dong la yéene woon. dafa bëgg sama doom ñu may ko muy Ndeye Lissa mu nekk xale bu yaru xale bu xam mag xale bu am diine man sama diggante ak moom du woon diggante goro ak goro demoon na ba presque maag moom presque benn lañu presque moroom lañu woon amul lu nga xam ne di rek daaw ñu ko waxante maam am na soxla yu bare sama biir njaboot waxtaan yoo xam ni waxtaan naa ko ak moom loo xam ne li sama njaboot yu bare xamuñu ko am na yu nga xam ne bu ma ko daan décider pour def ko sama njaboot sax ci sama kër moom laa ciy jëkk diisoo dana ci waxtaan ak moom lu yàgg mu jox ma idée ma jox ko idée ainsi de suite moom itam vice versa loo xam ne lii dana ko bëgg def wala yooyu dina daan ci ñu waxtaan ba trouver ci terrain d'entente li ma gën a attiré nag ci Amadou mooy jikko yar gi ma gis ci moom
Amadou nekkoon na nit koo xam ne kii lu mu am séddoo na ko ak nit ñi, lu mu am séddoo na koy mbokkam, lu mu am séddoo na ko jullit yi. dana la xool sax ba xam ne yow mii ça ne va pas, du la wax dara, day xëy suba rek ñëw ni la am lii nga ne mu la ah nit da ko war a xam luñ ko waxu. amul daan na dimbali ba dimbali ñoo xam ne ñi xamu leen. largesse am daal dafa dépassé woon limite. te terewul nag li mu nekk xaleel sama diggante maag moom, parce que du naa doom ju ko mag, waaye même des fois dana ma gis sax ma nekk ci ay kile yow mu dikk pa lii nga kile kat ñaara ni kile ñu waxtaan, bu mu waxtaanee itam ñu dal di ñu juboo ci kàddu. gis naa ko mu def loo xam ne lii jafe na ci jamono ji léegi, jamono ji ñu nekk léegi jafe na ci. fekk na ay nit du ma tudd tur nag ñoo xam ne ñi dañu nekk ci difficulté, mu dem am lu mu jëflante ak ñoom ba seen situation mën a régler. ci gàttal daal ci gàttal xam naa ni bu ñuy wax tànneef, sa boroom daf ko boole woon ci tànneef yi nga xam ni ñi nga xam ne ñi daal yàlla leen tànnal boppam daal pour ñuy jëf lu baax. Amadou daan na leb sax uniquement pour rendre service nit. dana rendre service ku mu xam, dana ko rendre service ku mu xamul, rawatina nag ay mbokkam. li ma gën a neex nag ci affaire bi man personnellement li nga xam ne moom ma gën a kii ci moom, yaayam ci boppam dindiwu ci dara sama diggante ak Amadou. man personnellement yaayam mosu yi dindi dara, au contraire saa yi ma ko mosaan téléphoné mbaa ma gis ko itam ma Amadou sa Amadou la. Amadou nee na ma bàyyam dee na de waaye ñàkkul bàyyi ngir yow, ndax di nga ko gindi boo gisee mu nekkul ci dëgg itam di nga doo waxtaana moom, te boo waxtaanee moom du ci dindi dara. bu dul dara sax Amadou déjà li mu nekkee woon ci hôpitaux yi ak xale yi nga xam ne daf leen daan assister ak yooyu rek yi war na tax képp ku jullit te xam ko boo jullee nga ñaanal. man de fu ma ni may ñaanale samay waajur ci juróomi waxtu yi lu ne noonu laa ñaanale Amadou. yàlla na tasa yërmande borom bi nag. yàlla moom jaamam, yàlla mi moom jaamam, yàlla sam borom defal ko yërmande. Association qui existe au Sénégal depuis 1967. Elle a été initiée par une Européenne résidente ici, qui en avait connu le principe en France pour avoir eu sa propre fille qui a été suivie par cette association là-bas. Et donc quand elle est arrivée ici, elle en a eu l'idée et elle en a parlé au professeur Sadje, qu'elle connaissait, qu'elle fréquentait et qui était le patron de la pédiatrie de Le Dantec. Et monsieur, professeur, qui a accepté l'idée de faire l'expérience avec les dames européennes qui étaient là à l'époque. Et donc ça a commencé comme ça. Ndour, dans tous les papiers que j'ai vus, je crois que Ndour, j'ai vu son nom mentionné à partir de 1978, à l'époque à laquelle moi-même j'étais là, et où j'ai connu Ndour chez Madame Antoinette Mo-Robert, qui était la secrétaire générale de l'association à l'époque et qui habitait à Fann Résidence. Et je voyais Ndour là-bas, tout jeune, moi-même j'étais plus jeune aussi, on se retrouvait là-bas. Et après, j'ai eu à travailler avec Ndour à Le Dantec, où il était responsable de la bibliothèque de l'association. On était dans une salle
derrière la pédiatrie de Le Dantec. C'était le siège de l'association. Et il y avait donc une table, un tableau noir, puisqu'on y recevait les petits malades valides aussi. Il y avait des chaises, il y avait du mobilier de rangement pour nos fournitures et ouvrages scolaires. Et Ndour était le permanent. Tout de suite, il s'est imposé là-bas comme homme de confiance, qui vraiment accueillait tout le monde, les malades comme nous, les bénévoles. Il rangeait les livres, les ouvrages, il réparait les serrures, tout ce que nous démolissions. C'était l'homme de confiance qui vraiment faisait tout dans ce local qui nous servait de siège. Alors, très vite, Ndour, au fil des années,